TFM muy fii ci Sénégal ak bitim réew di leen ndokkeel ci at mu bees mi ñu dugg di leen ñaanal atum jàmm ak wér waaye di leen jégalu aussi bu ñu sentiree maanaam ci baat bi ay tolof nañ xam ne grippe bi moomu bàyyeegul ba léegi. d'accord jërëjëf Babacar maa ngi la présenté comme ku bokk ci Parti démocratique Sénégal. juum naa juumuma lan nga ma ci mën a indil ci loolu. loolu Pape Ngagne jarul sori man membre du Parti démocratique sénégalais la soxlawul explication. waaw non am explication kay ñaa ko ci parce que bu fekkente ni dafa am lu xew. par exemple ki nga xam ni moom mooy Abdoulaye Wade dafa am nu mu doxalee gis ni parti bi kat war nañ ko mën a xoolaat. def ay organisation yi ñu gis nga cër bu mu la ci jox nga delloo ko ñu gis aussi sa beneen moroom mu jox ko cër mu delloo ko ñu gis keneen ñu jox ko cër mu delloo ko yéen ñooñu nga xam ne yéen lañ jox cër yooyu ngeen delloo ko ngeen ànd def bloc suqali soppi ngeen ko tuddee. loolu aussi moo tax ñu laaj bi suqali soppi ndax dafa nekk ci biir PDS wala dafa nekk courant wala mouvement lan la nekk ci biir PDS. suqali soppi. comme ni nga ko waxee. ñu ànd ngir sentir ne parti bi ñu bokk muy parti démocratique sénégalais ni muy doxee dafa sooxe dafa am lu ñu gëmoon tax ñu adhéré ci parti boobu. non mais mi ngi sooxe à partir bi nga xamee ni réorganiser waat nañu doxalinu parti bi. ci la sooxe. non jiitu na loolu comme laaj nga ma daa la leeralal fii ba pare waxal la. li tax sooxe bi yàgg te ñu amoon ci ay position de boo seetloo tuuti diggante 2016 ba 2019 am na yoon yëg nga Sénégal yëg nañu ne am na fu mu amee différent ak au moins direction nationale du Parti démocratique sénégalais. waay loolu. conséquence bi lii laa ci doon ndaw. te ñi ci ëpp mooy ñi nga àndal tey. waaw parce que ñoom ñoo nekkoon. ñoom Oumar Sarr ñoom Amadou Sall notamment Oumar Sarr. ñoo nekkoon ci kanam. waaw. ku lakk mburu tudd dëkk. waaw Oumar Sarr mooy secrétaire général national adjoint. mooy assuré intérimu secrétaire général maître Abdoulaye Wade. su fekkee ne dama am problème ci biir parti démocratique sénégalais ci ni muy doxee logiquement ki nga xam ne moom moo nekk ci kanam mooy assumer responsabilité yooyu. mais dinaa ci dellu si léegi damay ñëwaat rek ci li tax ànd bi ñi nga xam ne dañuy yëg ne parti bi nu bokk am nañ ci gis-gis bu bokkul ak ni muy doxee mais bu ñu ànd lu ñu def. ah non attends bu fekkente ni aussi am na lu jaaroon ci seen diggante suñu àndee dina jaaxal nit ñi. surtout notamment sa diggante ak Oumar Sarr. sa diggante ak Amadou Sall. dama ne moom laa la expliqué xam nga. c'est-à-dire ànd boobu aussi dafay nekk ànd boo xam ni mun mais ànd bu doy waar la. te ci lu yàggul dara. li ñuy wax nii te après mën nañ ci dellu si waat. mooy li ma wax rek. waaw. Pam Ngagne wolof Njaay dafa am lu mu lépp daf ne kaay ñu ànd dem sëmbi déeg yàkkamti po la wala bëggum po waaye kenn ku nekk sa ndaawu ndey seetal na la ay nit dañuy ànd parce que dafa am lu ñu yaakaar ne moom lañ bëgg ñoom nen bu ñuy tàggoo soit dañoo réeroo ci lool wala gisatuñu lu tax ñu war a continuer ànd wolof def ne ànd neex na lëngoo neex na waaye koo dem ku bàyyi ku ne koo bàyyi mu dem ak boppam. kon xam nga loolu yow. non kon xam ngeen loolu yéen. waaw bàyyil ma rek. ànd neex na mais koo bàyyi mu dem ak mbagam mais xam ngeen loolu. bàyyil ma wax la rek. parce que da nga introduire. waaw. contradiction ne lu tax ñu war a ànd. waaw loolu du man rek la jaaxal. waaw dama ne Babacar Gaye Oumar Sarr. dama ne dafa am marxiste yi lu ñuy faral di wax. waaw. léegi la contradiction principale. mu ëpp solo contradiction secondaire. or man damay kuy évoluer dans la pensée su ma gisee ne lii normalul dama koy joxoñ su ma amee désaccord dama koy. mais bi muy anormal ñoom ñoo la ko teg. dama la ne Oumar Sarr maître Amadou Sall Massamba ak Mademba ñoom c'est des acteurs d'un système politique ci biir parti démocratique sénégalais képp ku waroon am problème ak PDS Oumar Sarr ngay joxoñ
wala nga joxoon ña nekk ci direction ba am na jamono joxoon ñañu ma parce que am na jamono jàppoon nañ ne la ñuy def bokk naa ci mais dama bëgg rek pour mu leer foofu et que cette question si on peut l'évacuer pour entrer li ëpp solo mooy crise attends rek crise Parti démocrate sénégalais jàppal ne du fekkoon ne dama amoon divergence ak Oumar Sarr ak maître Amadou Sall la ma amoon ak ñoom divergence moo doon du acte bu ñu posé jëmale ko ci sama kaw mais ñàkk a jël acte yi ma bëggoon maanaam passivité par rapport ak li ma gisoon muy ñëw te am ñàkk jëm ci nii te ñoom comme dem nañ ba ci seen Babacar Gueye li ngay wax c'est vrai que macha allah xel mi neex na mais dafa est-ce que réeruloo ci li nga bëgg a wax est-ce que réeruloo ci li nga bëgg argumenté li nga bëgg expliquer bàyyil ma conclure fii xam nga ay nit dañuy mën a waxtaan kenn ku nekk am loo baax pour ñu mën a ànd jamono jot na une situation politique am na ci biir Parti démocrate sénégalais naturellement man démocrate laa waxtaan ak ay ñi nga xam ne ñoom laa ko siqal du ma ñi dara c'est ce que j'ai fait ñu waxtaan ak man kenn ku nekk xam sa morom exactement lan la war a mën a reprocher moromam bu ñu demee ba xam ne ñun en réalité on a la même préoccupation mooy benn problème la ñu am mooy Parti démocrate sénégalais bi nga xam ne président Abdoulaye Wade moo ko tabax moom ak ñi mu njëkkoon àndal dañu bëgg mu suqaliku dañu bëgg mu sauver ndax président Abdoulaye dafa mérité li mu liggéey ci pour démocratie Sénégal ak li mu def ci Afrique li mu defal Sénégal ci liggéey. non Babacar non dafa am théorie yoo xam ne da ngeen koy wax non dafa am théorie yi ngeen di def te da nga baal ma dafa xaw a nuru démagogie parce que fu ngeen waxee ni Abdoulaye Wade dañ ko war a sagal Abdoulaye Wade dañ ko war a nangam alors que du ngeen respecter ay instructions. non on ne peut pas respecter lépp lu Abdoulaye. non mais non loolu aussi dafa nekk loo xam ne dama bëgg ñu taxaw ci à chaque fois ci seen biir wax da ngeen di bëgg wax Abdoulaye Wade dañ ko jox cër Abdoulaye Wade nangam mais cër boo ko joxee nit mais ba muy am doole lu mu la wax nga def ko mais ba nga xamee ni itam doole jot am na ci lu soppeeku mais bu la digalee da nga ko war a def boo ko deful kon cër bi nekkatu fi. déedéet Abdoulaye du yàlla. Abdoulaye mais loolu kenn waxatu ko ma pare du suñu xalif général. seen constance la woon nag. déedéet loolu ñi ko doon wax. ma ni seen constance la woon constance mooy lan. waaw Pape Ngagne man Babacar non Pape Ngagne bëgguñu yorente. waaw baal ma boo ma posé question. d'accord nga bàyyi ma tontu. waaw d'accord n'est-ce pas. loolu tax sa émission day nekk. dootuma ko defati baal ma allez-y. mosuma wax mais nag constance mosuma wax Abdoulaye constance la. jamais musul am ki ko théorisé ñëpp xam nañ leen waxoon naa la ko fi un jour yaa ngi koy posé at question danaa la répété at ki ko waxoon na assumer loolu li ma jàpp ci Abdoulaye mooy sama leader. mais dama jàpp ne aussi jamono bi ma ànd ak moom ci démocratie la li ma ànd ak moom mooy respecter règles yi taxoon ñu ànd ma ak moom ak aussi may mën a muñ lu baree bari parce que dafa am jàngat boo xam dama ko def ci sama dund muñ da cee bokk mënu mu ko woon avant muy def ma mën koo muñal yi nga am na moment dana def bu mu ko mënta muñal damay décider créer ce qu'on appelle la rupture exemple yi rek laa lay jox pour nga comprendre ne sama ànd ak Abdoulaye Wade nekkul linéaire dafa nekkoon dans le si seetloo ne nekkoon naa directeur de cabinet politique am 2009 kan moo génne palais ba te du maa décidé génn palais ba 2010 mu nommé ministre d'état directeur de cabinet non ministre d'état chargé des affaires politiques man maa décidé démissionner dem toog Kaffrine président Abdoulaye Wade am na fi jël na décision fii ne duñu dem élection waa Kaffrine ba ñu demee dañu décider waxtaan ne ñun dañu dem élection am na leneen te loolu histoire dina ko nekk. je termine cette question Babacar nag dañuy noo xam ne je termine sur donc da nga wax ne. waaw da nga wax ne lu mu mës a def rek dañ ko koy nangul man du lépp laa ko nangul de non quand le président Abdoulaye je suis pas d'accord avec lui je le lui dis am na loo xam ne sama diggante ak moom la mën naa ko wax wolof def ne sa xarit. jàppale ko mooy mu tooñ nga jàppale ko mu nekkul ci mu nekk ñu tooñ ko nga jàppale ko mais dañu laaj bu tax mu tooñ nga ko war a jàppale nga ne ko bu ngeen wéetee nga ko dëgg man mënut ma séqante ak président Abdoulaye Wade at yi ñuy def ba pare te duñu mën a am divergence ñaari nit bu ñu àndee forcément il faut que ñu am ay divergence moment bi ñu toll ci ni mu doxalee dañ ci am divergence c'est pas parce que décision yi ay falaate la yow xam nga ñaata yoon nga ma wax fii ne ma mais yow nekkatoo porte-parole ñaata yoon nga ma ko wax entre nous combien de fois tu m'as posé la question. ci plateau moom laa wax. waaw ma ni la lan. nga ne ma mais yow est-ce que yaay porte-parole PDS ba tey sax. waaw mais c'est vrai. parce que boobu dafa mën loo sentiroon. non parce que ce comportement la rek junj nga ko léegi. non parce que mënuma comprendre ku tel ni sa secrétaire général wax li mu wax ci ay élection nga dem défier ko Kaffrine. kon mën naa taxaw wax la ndax nekk. secrétaire général national parti daf ñu jiite. mais loolu laa la wax. mais xam loolu ku ko gis nga teg ci yooyu. xam nga lu amul sañ-sañ. waaw décider lu congrès suñu parti décidé wu. président Abdoulaye day am sañ-sañ règlement intérieur moo ko jox
waaye règlement intérieur dafa am fu mu ko tënk dafa am lu mu am ak lu mu moomul li ñu ñëm moom militants yi moom dañ koy waxtaanee dañ ciy def ay compromis door ci mën a d'accord suñ ko waxtaaneewul j'ai ma liberté man ak sama base politique ñu seet lan moo gën ci ñun ñu def loolu. pour revenir à l'essentiel donc dama ne président Abdoulaye Wade yow posé nga fi toujours cette même question boobu dama jàppoon ne da nga sentiroon ne peut-être biir PDS ñu bari dañ waroon nekk ay porte-parole. Deuxièmement liggéey bi nga xam ne maa ko waroon def muy secrétaire national à l'orientation chargé des stratégies et des réformes 2015 lañ ma ko fal comme ni ñu fale woon Karim Wade ci secrétariat national boobu fal Oumar Sarr mu nekk secrétaire national 2015 adjoint 2016 laa ci démissionné ci poste boobu par écrit 2016 laa xam ne 25 août 2016 laa ci démissionné pourquoi parce que dama constaté woon mbir yi ni muy doxee tamit lii lay jur man bu ñu ma bëggul bàyyi ma liggéey je rends le poste porte-parole bi le 25 août 2015 laa ko 2016 laa ko delloo il a fallu des interventions pour que je ne publie pas l'arrêté ma bañ a publier la décision mais président Abdoulaye jot na sama lettre de démission ci ñaari postes yooyu kon ay nomination poste taxul may jóg Pam Ngagne ci àddina waxoon naa la ko fii doxatuma ci ay pal ak ay postes yu ñuy xëccoo. da yemoo woon foofu bi may wax da nga ci yokkoot di. dootuma am kilifa ci politique. ba tey. loolu nga wax dama leen bu weesu Abdoulaye bi. non si non dama leen après Abdoulaye bi dootuma am kilifa ci politique loolu kay dama koy dëgg la ci après Abdoulaye dootuma am kilifa ci politique ànd ku may àndal lay am ki may àndal bokkul ak ki ma yëlif ki la yëlif lu mu la def loo mën nga ko def. non mais kon ba ma la koy wax il y a un an la loolu. kon Babacar kon da ngay bàyyi politique. déedéet si. ankay non politique ñaara ci mën a nekk. mooy lan. da ngay mën a nekk leader. oui. wala nga nekk militant. wala non c'est vrai. waaw loolu moo mën a nekk c'est-à-dire ñaari leader mënul nekk. maa ngi lay déglu. ñaari leader mënul nekk. kay ma wax la nag kay ma wax la parti dafa am kuy jiitu ji nga jiitu taxul a nekk maanaam éliman taxul a nekk xalif général jiitu mooy ñi nga àndal nga ànd ak ñoom ci ànd nawle kenn ku ci nekk nga jox ko cëram bu décider jotee ngeen waxtaanee ko bu décision war a taxaw ngeen doxee loolu laa xam ci politique moo tax ma ne dootuma toppaate bokkul ak ànd topp nit mooy. mais Babacar. non s'il te plaît non dafa am lu ma jaaxal. Pam Ngagne lu leer laa la waxoon. non li ma jaaxal. yow li jaaxal li ma jaaxal mooy li nga may wax nii. c'est-à-dire